li gën a fës ci xibaar yi bokk na ca plainte contre plainte maanaam ñu plainte ñu delluwaat plainte ñii di waa collectif bi boot conseillers municipaux ñi nga xam ni ñoom la yenn ci ay ndaw daal di jox baaraamu tuuma ni dañoo détourné lépp lu jëm ci wàllug mbindu ma jëm ci wàllug tàggat ga ñoom tamit yóbbu nañ mbir mi ca kanamu yoon ñett ci membre kuréel googu doon dingat ñoo ngi leen doon déglu ca police. exploité bi ñuy exploité wàllug gaz offshore fële ca Saint-Louis BP daal di dàq tuumay ger ya nga xam ne moom lañ tegoon ci kawam ñi di waa coalition publier ce que vous payez ñoom ñoo defoon lu ni mel. wax ci yuux gi nga xam ni ña yeewoo ci kër Mor Souté wax nañ ko nee nañ seen dëkk boobu daal nekk ci commune bu Latmingué amul dara maanaam dund ku wéré yaan la ñuy dund amuñu courant amuñu ndox te wàllu ko wér gi yaram tamit dañu ko tumburanke tàggat yaram dañ ci ànd ak Malal Junior Diagne li ci yéenekaay yi ñu xëyandool ak Barthélémy Ngom dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Abdoulaye Diop moom moo nekk ci machine bi dañ koy doore ak lu soxal néewup ki ñuy lam-laamee naan borom ñaari tur yi la te ñu bëggoon ko denc ca sëg ya ca Touba loolu nag tax na kuréel gi nga xam ni moom mooy wattu lépp lu jëm ci wàllu sëg ya ak jumaa ja daal di gàntal lu ni mel ay waajuram dañ ko bëggoon a denc ca bàq ya ñoom nu ni du ca am leeral yeeg Marema Diop. néew bu xale bu góor bee ñu jàpp ni borom ñaari turi la ñu ngi ko yàpp ci ab oto bu ndaw ñeent ci ay waa këram gunge woon ko ngir rob si ko fii ci Touba daayira mu Muxaddamatul Xidma daal di leen di dax ne loolee du amee fii ñoom waa daayira boobu ñu xamal leen ni ñu ngi rob si ab borom ñaari tur ci cimetière yu baax ya lu ni mel tax na nag ñu teel a jël seen ay matukaay Maxtaar Kan yor kaddu bu Muxaddamatul Xidma. néew bi ànd na ak ñaari mbokkal ndey ak baay wala ñett sax mbokkal ndey ak baay ak benn yaayam. ma ne ko kon day daa mel ne tur wi ñu jot fii ci Bakhia jot nañ te ndigal ne moom mii kat nañ ci téye bala ñu koo suul kon na ngeen def nànk ñu gëstu ndaxte am na lu ci ñuul ba ñu ko andi jox na la ay firnde ñoom jox na la ay firnde yu leer naññ yoo xam ne nii mun ñu ko wedd lu ni mel nag dinañ koy nemmeeku fii ci Touba wala lu ni méngool loolee tax na daayira bi di Muxaddamatul Xidma ak autorité yi di fàggu jëmale ci mbir moomee. ndax màgg rek cas bi dalal nañu waaye ñun comme que ne liggéey ci wàllu jàngale ak yeete ñun daluñu dal waaye bu ñu dalee comme nii rek topp comme sës rek ñu génne ko Touba fa man yem ak moom bii moom daa tombé moom ne bi nga waxee rek bu ñëwee mu sax ay 3 ans. ñu indi woon néew bu xale bu góor boobee ñu jàpp ni borom ñaari tur yi la ñu ngi leen dàq ba ñu génn Touba ci boori juróom-ñeenti waxtu ci ngoon bi mu jotee famille bu xale bu góor boobee daal di nañu nangu dàq bile Marema Diop fii ci Touba. RFM. Touba googu la ñuy des ak néew ko benn xale bu am juróomi at boo xam ne dañ ko fekk ci ab mbalka ca kër ga mu juddoo mu daal di ñàkk bakkanam loolu ma nga amee ca Daaru Marnaan sapeur yi daal di nañuy wàllu dem foofu ba yóbbu néew yi ca bërëbu paju yi ngeen di wéy di déglu xibaar yi ci rajo Futur Média ñeenti simili moom moo tegu ci juróom ñetti waxtu ci suba. RFM rajo askan wi. Bassirou Tine di ndongo loolu nga xam ni nee nañ dañ ko gaañ bal blanc la ñu ko dóor ni ki démb gannaaw manifester yi nga xam ni moom moo amoon ca université Cheikh Anta Diop moom ak takk der yi moom Bastide nekk étudiant dellusiwaat na ci anam ya na mu demee ak fitna gaak loraange gam ca am mu seq waxtaan ak Abdoulaye Diop. Bassirou Tine, étudiant à la faculté des sciences humaines au département d'Angle Massang. ci néegam féete ci pavillon K lañu ko fekk ñu daldi band tànk bi muy soox sukkandiku ci mbaggub naataangoom moom mile noppi ci julleem mu daal di tëdd ci lal bi di gaññi loolee di wane mettit bi muy yëkk fan ak kañ la ko bal en blanc bi laalee Bassirou Tine di tontu. xawma sax parce que boobu noonu maa ngi miir parce que li ma doon génne si deret dafa bëri woon trop dama perdoon sama connaissance xawmatuma woon sax la mais bal bi xawma fan ban exactement fan la ma jaar mais maa ngi woon si côté rond-point yi. moom mi la nag di xamle ni amul benn ndimbal jëme ko ci autorité yu kudd yi. prise en charge je dirais que ne amul parce que la ordonnance yu ñu jël ñun ñoo ko jël suñu
biir kenn ñëwul maanaam jàppale ñu kenn laajuñu kenn jéemul maanaam responsable yi nekk dama naan duñu seetaan. Bassirou Tine di xamle ni donte ni sax li étudiants yi doon sàkku bokk ci waaye dimbali rakkam yi moo ko taxoon a jóg. ñun nag nekkul ne man mii di wax wala sama gars yi ñi àndoon doon grève tey kenn am nekku si di jël aide wala yooyu noonu mais surtout suñuy ay frères lañ nekkoon di leen jàppale di leen dooleel si seen xeex boobu noonu parce que ñun ñoo fi seen ay mag suñu amee lu leen métti yaakaar naa miinaguñu espace bi ñun ñoo leen mën a jàppale si loolu noonu pour ñu am li ñu bëgg. étudiants yu daara yu kawe yu Dakar yi daal di soobuwaat ci aljuma gi ci ay manifestation ñu ñaawlu tardé gi ci joteek aide sociale yi ak lim bu néew bi ci war a jot. ca mairie bu Parcelles Assainies la ñuy dem foofa ay mbiri plainte gannaaw conseillers municipaux yi nga xam ni ñoom ñoo boole ci ak kuréel duppee ko collectif pour la défense des intérêts de Parcelles Assainies déposé woon ab plainte ci loosu ko Moussa Sy ak directeur de cabinet ci kanamu ko OFNAC nee nañu la ñu bëgg daal moom moo ñu leeral mbirum ñaari téeméeru ko millions yeñ ñi dañ ko luubal jëm ci wàllu ko bourse d'études loolu nag directeur de cabinet bu maire ba moom tamit nee na dina porter plainte wala porter na plainte ci kanamu ko police bu Parcelles ci wàllu woowu sax ñett ci ñu bokk ci kuréel gi déglu nañ leen ñoom nag bañ génnee ne nañ mbir mi ak xoqatal rek la ndongo ka collectif bi taxaw nag ngir saytu lépp lu jëm ci intérêt yi Parcelles Assainies ni dootuñu may nag kii di maire ba Moussa Sy ak directeur de cabinet am fu nu yàkkee seeni ku nàkk lu dul danoo indi ay leeral ci 200 millions francs CFA yenu wax ni moom la ñu luubal jëm nag ci bourse yi nañu jox étudiants yi loolee waral ñu yëkkati woon ab plainte ni daanu ko déposé ci kanamu yoon lu ni mel doon lu ñu def ba noppi. dañoo porter plainte pour ñu ñëw saytu loolu s'il y a des sanctions à faire donc ñu def ay sanctions aussi porter nañ plainte au niveau du procureur de la République ak de l'OFNAC on a tenu informer le président de l'association des maires ministère des collectivités territoriales ñuy leeral ñu xaalis boobu noonu li tax directeur de cabinet ñu tànn entreprise te tànnuñu yeneen entreprise. waaye tuuma yi nekkul ni ñi nga xamante ni ñoom lañ ko ngàll seeni ko los daañu koo yëgalul seeni ko yaram ndax kii di directeur de cabinet bu Moussa Sy moom it yëkkati na plainte daal di yóbbu ca commissariat bu Parcelles Assainies. Théodore Ekwala mooy directeur de cabinet du maire bi moom xam na ne li mu ñu porté plainte bu yenuwul maanaam ñu ngi ñuy sosal ne dañuy jël ay information bancaire divulgué ko ñun waxuñu turu banque waxuñu numéro compte banque waxuñu exactement ban montant moo nekk ci biir banque bi donc dañuy jéem a divertir parce que liñ leen jàppee scandale bu rëy la ñoom dañuy wax ne carrément chaque lettre de recommandation dañ ci am 3500 ba 5000 boo ko multiplier par ñoom li ñu wax ne moom lañ jox ci lettre de recommandation muy 40 000 day dem ay centaines de millions et puis loolu la responsabilité du maire ak moom la parce que les membres du conseil municipal xamuñu woon ne entreprise privée boobu di gagner ay millions sur le dos des Parcellois Théodore Ekwala moo ko moom xam nañ ne yaayu vol yaayu détournement de deniers publics. collectif bi sàmm nag lépp luy intérêt yi Parcelles Assainies nit li tàmbali rek la duñu bàyyi fii ak koppar yi indi wuñ ci ay leeral nonga ka Parcelles Assainies RFM. ndongo bu ñu jugee foofa ca parcelle dañ naan coow dem ba ca Ndar Géej foofa ci wàllu ko gaz bañ fay exploité ñii di waa BP daal di ñaawlu la nga xam ni moom la waa coalition Publiez ce que vous payez ba nekk ci boobu diwaan wax ni ci wàllu ko RSE la ñuy yëngutu dafa am wàllu po ger goo xam ne ni daf ca am responsable bu communication ba di Ousseynou Diakhaté gis ni investissement yi nga xam ni moom la ñu def ci boobu bërëb nekk na loo xam ne nii mi ngi juddoo ci ay consultation publique yoo xam ne nii ànd nañ ca ak gox-goxaat ya Ousseynou Diakhaté dañ koy déglu ci micro Mohamed Nabi Sila. lu ñu am njaxare bu rëy surprise bu rëy bi ñu déggee wax yi nga xam ni antenne locale lu Publiez ce que vous payez wax nañ ko mu nekk loo xam ne nag wute na ak réputation bi nga xam ni Publiez ce que vous payez am na ko au niveau international liy dëgg mooy que léegi mu mat at ñu ngi déroulé fii ci Saint-Louis benn programme d'investissement social. programme bi mu ngi dem ci wàllu santé mu ngi dem ci wàllu développement économique mu ngi dem ci wàllu environnement mu ngi dem ci wàllu éducation. bu fekkee mënuñu ñëw wax ak ñun laaj ñu lan la ñuy def ak naka la ñuy liggéeyee ñu jege communauté yi wax ak ñoom laaj leen bokk na ci critères de sélection yi ñu am ak ONG yi mooy nan la ñuy fexe ba rapproché wu ci collectivités locales yi rapproché wu ci autorités locales yi pour mën a bind ay projets yoo xam ni dina méngoog plan yi nga xam ni am na au niveau local. autorités locales yi ñuy wax ni que ñoom bokkuñu ci ADC ñu ngi ci ils sont membres dañuy siéger ci comité de suivi et d'évaluation
de nos programmes d'investissement sociaux ñoom ñu ngi siège. mu nekkoon Ousseynou Diakhaté ñu dénk ko lépp lu jëm ci wàllu jokkalante ga ca BP ñu wax lu soxal dundu ku wérelayaan gi nga xam ni moom la askan way yeewoo ca Kër Mor Souté di ab dëkk bu nekk ca commune bu Latmingué nekkee moo tax it tëgg nañu yuux nee nañu seenu dund daal foofa doy na waar amuñu tali amuñu courant te wàllu ko wér-gi-yaram tamit dañu ko tumuranke Ibrahima Diame. ñetteeli édition journée spéciale bi ñu jagleel kii di Cheikh Ahmed Tidiane waa Kër Mor Souté célébré nañ ko ci teewaayu mbooloo mu bëri waaye nag ay groupe électrogène lañ jëfandikoo pour mën a assurer animation xew-xew bile moo tax nag askan wi profito ci ndaje bi ngir mën a wax seeni tawatu dëkk Serigne Moustapha Dramé moom mooy président comité d'organisation bi. gis ngeen ko li fi nekk tey gis ngeen ko dëkk bi moom gis ngeen li fi ne ay groupe lañu taal pour animer suñu programme mbooloo mi fi teew tey gis nga ko dëkk bi ni mu toll mënuñu am courant te boo xoolee suñu diggante ak leen mel nga 9 kilomètres la mënuñu fexe ba courant egg fii xam nga ne loolu métti na. ci wàllu paj mi dëkk bi daanaka amul poste de santé ndax biñ fi tabax am nay at ba tey dañ ko tëj rap ndax amul personnel bu fi liggéey. suñ poste de santé bi gis ngeen ko ni mel du gis ngeen ko depuis fukki at presque ñu ngi ko tëj te pare na mënuñu am personnel fi liggéeyee ku feebar. ku sa jabar nekk en temps wala nga feebar da ngay dem Kaolack fii Kaolack passe 1000 francs aller tout 2000 francs. beneen jafe-jafe ci dëkk bile moo di seen enclavement bi ndax ngir yegg si fii di Kër Mor Souté ay coono la. gis nga raana bi ni mel suñ diggante ak tali bi gis ngeen ko 9 kilomètres en même temps raana bi mu ngi fi boo amee oto bu ñëwee day yàqu oto bees bu fi daw bu ñëwee yàqu raana bi yëpp pax la raana bi foo dugg secours la foo dugg pax la oto yëpp yàqu nañ. Kër Mor Souté ak li ko wër nag daanaka mbéy rek lañ fiy gën a def waaye bu góobee ba noppi pour nga génnee li nga am si nawet bi dem jaay ko beneen problème la ndax melukaanu yoon yi lay Ibrahima Diame Kër Mor Souté rajo Futurs Médias. Ibrahima Diame jaajëf foofu ca Kër Mor Souté fukki simili ak ñaar moom moo bootu ci juróom-ñetti waxtu ci suba. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr démb ma nga woon ca Tiwaawan foofa doon dem rek ngir xool dalal ga ñuy dalal scanner ba ca l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh ci ndaje moomu nag xalif général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour daal di nay wax kii di jëwriñ ji rek àgg ko jafe-jafe yi nga xam ni moom la bërëbu paju boobu nekkee ñàkkoo ko personnel bu qualifié ay spécialiste waaye tamit bëgg nañu yeesalaat boobu l'hôpital def ko l'hôpital de niveau 3 Cheikh Anta Diop. xalif général des Tidianes di Serigne Mbaye Sy Mansour ci kalamu ministre bi nga xam ne moom moo yor wàllu wér-gu-yaram ak personnel santé nekk ci hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane yëkkati kàddoom yuppi jafe-jafe yi nga xamante ne jamono yi de hôpital bi mi ngi koy dundee Serigne Mbaye Mansour gis ne hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh bii de lu jëm ci ay jumtukaay néew na ko lool. waaye man danaa ci jaar li hôpital bi di soxla nañu ay médecins soxla nañu ay orthopédistes yoo xam ni dañuy ñëw liggéey lu hôpital bi di yëriñ. Monsieur le ministre nga affecté ñu ay médecins recrutement ci niveau fonction publique ay agents yu diplômés war fi mën a liggéey lu tax bu ngeen wut benn récupérer oto ñu retapé ko jox ko directrice bi muy déplacé wu di seeti li mu yilif niveau hôpital ñu ci niveau 2 te bougé wu kon nañ ko yóbbu ci niveau 3 war nañu augmenter subvention. ministre bi nga xamante moom moo yor wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr gis na nag def nañu ay jéego ginnaaw ni ko sëriñ bi sàkk woon daaw loolee day antuno indi nañ fi ab scanner bu bees. scanner bi alhamdulilah lay wax parce que suñu borom fexe na ba tey bi ngi si biir hôpital daaw suñu kilifa ñaanaloon nañu si bi ñu ñeent la woon bii xamante ne moo jëm fii moom la ñu jot ñett yi ñu ngi si yoon bi. Abdoulaye Diouf Sarr di ministre bi nga xamante ne moom moo yor wàllu wér-gu-yaram déglu na bu baax nag jafe-jafe yi nga xamante ne xalif bi wax na ko nee na sax ci fan yi di ñëw dina dikkaat Tiwaawan ànd ak ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllu wér-gu-yaram ñu nësër ab programme jëmale ko ci gàmmu bu Tiwaawan. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta dañuy des ci wàllu ko wér-gi-yaram ak présenté bi ñu doon présenté démb certificat bi ñu duppee ISO 9001 version 2015 yi jëm ci wàllu xeex lépp lu jëm ci wàllu feebaruk sida waaye ñu gis ci leen ci askan wi mbir mi dafa sooxe ci ñoom rawatina ñi di tout tànk yi loola di lu secrétariat exécutif bu CNLS conseil national de lutte contre le sida xamle ni ki démb ca moomum ndaje ci teewaayu ko Mamadou Oumar Ba.
mbootaay mi jug ngir xeex lii di sida ci Sénégal jot certificat ISO 9001 di mbégte di itam luy firndeel ni CNLS mi ngi liggéey Safiatou Thiam mooy secrétaire exécutif bi. dañu am benn raaye boo xam ne raaye international la te raaye boobu doo ko jox sa bopp lan moo tax ñu teg ko pour ñun suñu liggéey gën a baax dañu xalaat ni li ñuy jox déjà ci xaalis pour xeex feebaru sida dañuy jooy ne doyul dina continuer xeex pour ñu am lu ëpp ci partenaires yi ci état bi et cetera mais tamit li ñuy yore mu néew mu bare bëgg naa buñ ci doon def benn ñu def ci ñaar. yokk liggéey bi bu baax ndax fukki mag yoo jël juróom benn saytu nañ seeni wér-gi-yaram ci jàngoro bi waaye jéego yooyu àggagul ci xale yi. tollooguñ fa tey xale yi bu ñu jëlee fukki xale xëy na ñett yi rek ñoo dépisté ñett yi rek ñooy faju ci adulte yi dama leen waxoon boo jëlee fukki adulte juróom-ñaar yi ñoo dépisté boo jëlee xale yi c'est le contraire donc xale yooyu il faut que ñu dépister leen il faut que ñu jot ci garab yi il faut que ñu wér parce que xale bu am feebaru sida bu fajuwul du feete anniversaire 1 an du ko feete sida dafa gaaw a rey xale. ci ndaje bi CNLS demoon ca bitim réew jot nañ ko fa dig moom ak yeneen réew yuy xeex sida fukk ak ñeenti milliards ci euro yoo xam ni dinañ ci jot ci ñetti at 2021 2022 ak 2023. wax lu soxal wàllug migration ak kuréel gi ñu duppe création d'opportunités immigration au Sénégal di COMPAS àndandoo ko waa CNTS la ñu bëgg moom moo di ci wàllu woowu ñu def ci jéego ci biir réew mi ak ca biti réew waaye tamit lépp ànd ak sàmm ak yelleef doomu aadama rawatina ñi nga xam ni ñoom ñooy liggéey ci wàllu woowu dañ ciy déglu Ndiouga Wade moom mooy coordonnateur projet bi ca CNTS ci micro Fatimata Ly. ISCOS moo taxoon centrale bi di CNTS installé woon ay boulangeries dans le Sénégal pour réguler le prix du pain ISCOS tamit si moom la ñu jaar pour taxawal benn usine glaçon à Ziguinchor n'est-ce pas pour réinsérer des femmes ak ay jeunes yoo xam ne dañu ñàkkoon seen liggéey usine boobu mi ngi dox fi mu nekk nii te ay jigéen ak ay góor de Ziguinchor ñoo koy gérer beneen partenaire bi muy ISCOD nekk aussi beneen ONG bu nekk Espagne ak moom tamit amoon nañ coopération bu yàgg ndaxte si année 2007 c'est la ñu amoon noonu ak moom convention de 4 ans de 2008 à 2012 mu permettre woon CNTS mu taxawal ay bureaux d'information et de sensibilisation ci régions yi wante aussi former jeunes yi ak jigéen ñi ci concept migration boobu coopération nag la ñuy jéem a soxaliwaat ak suñu partenaires yi moo tax ñu ñëw Sénégal ñoom pour ñu def fi benn activité ak appui yu solidaire di jàppale syndicats yi ak ONG yi pour ñu renforcer taxawal réseau renforcer ko ci biir àddina bi Sénégal nag nekkoon pays cible jot nañu former juróom fukki xale ñi jóge ci secteur d'activité yëpp professionnel tey tamit ñu dajale 50 responsables yoo xam ne ñu ngi jóge ministère du travail BIT ONG yi fi nekk ISCOS ISCOD mais 14 régions yi nekk Sénégal yëpp am nañu représentant loolu yëpp dafa ñu permettre que centrale bi di CNTS gën a am dëgërlaay ci gestion migration ci biir Sénégal ak ci bitim réew. RFM Sport. tàggat yaram dañuy dalal Malal Junior Diagne. jaajëf ñu kon door gannaaw ba ñu leen nuyoo xabaar yi ak wàllu basketball waxtaanee finalu championnat national bu Sénégal si jigéen ñi dañu ko amal ci ngoonub tey gi foofa ci stade Marius Ndiaye ñu ni ci affiche boobee nag kii di waa DUC moo ca fas yéene laale ak waa AS Ville de Dakar naka la ñuy waajalee yooyu lee jongante ñoom ñaari équipe yooyu lee ak itam fan la ñu jaar ba yegg si fii Soda Thiam moo ci indi leeral. AS Ville de Dakar DUC jongante la goo xamante ni ñii seetaan ci basket yëpp dañ koy xaar ñaari équipe yi nag ci ab demi-finale retour coupe du Sénégal nañu daal di jógee bi nga xamante ni sax AS Ville de Dakar moom moo daal di éliminer DUC seen entraîneur nag xamal nañu ne dina doon jongante gu metti Moustapha Gaye. boo seetloo at yi passé yëpp DUC ak Saint-Louis basket club ñoom ñooy gagné championnat yi léegi ñun waa AS Ville depuis quelques années ñu ngi topp seen ginnaaw di ñëw naka bëgg amal suñu bopp suñu palmarès ñu ngi waajal bu baax pour une première fois nekk champion Sénégal ñu ñoo leen éliminer coupe du Sénégal mais match bu nekk ak particularité ñaan yàlla rek ñu joué ko ci fair play daal suñu équipe c'est vrai que ASCDB dem na France Mbaye Sène dem États-Unis mais xale yi fi des boobu ba léegi ñu ngi am taxawaay bu rafet motivé nañu pour jouer final bi te vraiment soobee yàlla nañ ko joué ci def ci suñu kéemtalaay kattan pour mën a am ndam pour mën a dëgër suñu supporter ak suñu dirigeants yi. Dakar Université Club nag am na chance daal di jël ab trophée gu mag ci saison gi ñu nekk te loolee nag jigéenu DUC yi nag fas yéene nañ cee def seen kéem kattan ngir mu antu
réew bu ñu sukkandikoo seen entraîneur adjoint di Maha Seck. moom moo ñu éliminé woon coupe du Sénégal bi léegi bu ñu koy amaat dañuy gën a takkuwaat parce que danañ ci def ay jàngat ci nan la def ba gagné ñu def jàngat dem indi leneen loo xam ne dina tax tey loolu bu ko indee du mën a jàll wala ñu xool leneen lan lañ ciy teg pour gagné ko dañuy fexe bokk ci fête bi mais tamit fête bi balaa moo neex tamit la ñu teg muy ndam li nga jël ko loolu la ñuy ñaan yàlla. ni ki samedi ji ca stadium Marius Ndiaye Dakar Université Club nag dina jéem a def lépp lu mu mën ngir daal di gagné trophée bi nga xamante ni atum 2016 ba léegi la ko gëj a teg loxo ca beneen wet ga nag AS Ville de Dakar moom it dina def kéem kattanam ba am trophée gu njëkk ci gile compétition. Soda Thiam jërëjëf ñu daal di léegi taaxirlu ak déglu kaddu kenn koo xam ne moom entraîneur la ci wàllu basketball di Malick Diop coach bi gisee ni ñaari équipe yi kon am nañu taxawaay te itam final la bu nar a neex ndax lii moo tax mu nar a neex Malick Diop. final bu métti lay doon parce que c'est du 50-50 boo ko seetloo les 3 dernières années yi yëpp ñoom ñaari équipe yi ñoom ñoo fi nekk ci Saint-Louis basket muy 3 équipes yoo xam ne ñoom ñooy mën la basket pendant presque 10 ans à 15 ans léegi Ville de Dakar moo dugg seen biir diggante. jaajëf coach Malick ñu daal di fàttali itam ci samedi gi ñi nga xam ne di waa ligue professionnelle bi kon dañu amal seen assemblée générale ordinaire foofa ca seen daluwaay bi ci bëccëg gi waxtaanee football bi ca bitim réew ak li nga xam rek moo di championnat bi fukk ak beneen bi journée ca France. nee nañu tey jii kon Lille ak waa Bordeaux nooy laale Lyon ak Metz daan amal jongante équipe bu Nice moo nga jëm ca Strasbourg Reims war a kon daje ak waa Nîmes équipe bu Montpellier war a laaleeg Angers ci ngoon gi. ca Angleterre jàppale ni équipe bu Manchester City ak Aston Villa daanu amal jongante équipe bii di Everton ma nga jëm ca Brighton Watford moo war a dajante ak waa Bournemouth équipe bu Burnley moom laale ak waa Chelsea ca fële nga xam nag moo di Espagne moom jàppale nag ni Atlético Madrid dina laale ci ngoonub tey gi ak waa Athletic Bilbao Eibar ak waa Valladolid dinañu laale waaye itam boori 14h équipe bu Leganés mooy laale ak waa Mallorca ci Allemagne ñu jàpp ni Bayern moo ak waa Berlin daanu amal jongante boori 13h30 ca woowee waxtu tam waa Dortmund ña nga war laale ak waa Schalke 04 nu jàpp itam ci ngoon gi ni équipe bi di Leverkusen dina jongante ak waa Werder de Brême ca Italie moom Juve mi jiitu mooy laale ak waa Lecce boori 13h lay doon Inter Milan ak Parme loolu 16h lay doon 18h bu tegalee ñeent fukk ak juróom ci ay simili Genoa moo ca nar a laale ak waa Brescia jaajëf lii mooy gënoon fës ci xabaar yi nu yendu jàmm. jërëjëf Malal suñu wax Diagne fii ci studio bu rajo Futurs Médias ñaar fukki simili ak ñaar moom moo tegu ci 8h ci suba. dal leen jàmm déggoo bi doxaat diggante Abdoulaye Wade ak kii di Macky Sall tax ba ñu bëri mel ni ñu nekk ci njàqare rawatina ci ñi seq langum politique bi jamono ji nag retrouvailles la ñuy wax bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di enquête mu di course boo xamante ni ñu ngi koy def rek ku nekk bëgg a dajale ay nitam dajale it ñi nga xamante ni ñoom la mën a déggool ci langum politique bi waaye nag mbir mi yéenekaay bi ne ci intérêt individualiste yi lay doon mu cité sax kaawu Idrissa Seck moomule yéenekaay bi di Sud Quotidien ne moom lañ ci gën a joxor ñi baaraam moom mi nga xamante ni moo génnoon deuxième ci élection présidentielle gi ñu doon amal boobaak léegi dafa tekkaaral ci actualité bi yeeyu ci yàbbiwu ci yéenekaay bi di Sud ne moom la ñuy gën a def marquage à la culotte ci retrouvailles yi nga xamante ni dox na diggante Abdoulaye Wade ak kii di Macky Sall yokk ci nag grâce bi nga xamante ni jox nañu ko kii di Khalifa Sall mbirum 94 milliards yi dox diggante Ousmane Sonko ak Mamour Diallo ba ci sax statut njiital kujje politique bi ci ponk bu mujj boobule mu di statut njiital kujje politique bi l'observateur ne alliance bu bees bi nga xamante ni kujje politique bi namm nañ ko taxawal ki ci gën a profito moo di kii di Idrissa Seck ndaxte yéenekaay bi dafa jàpp ne Ousmane Sonko moom écarté nañu ko ba noppi yéenekaayu groupe Futurs Médias bi ne kujje politique bi li ñu bëgg moo di dajale mboolem leader yi nga xamante ni ñoo bokk mennam conviction bi ci noonu ñu ne dañoo bëgg a yeesalaat politique bi fii ci Sénégal ci lu leer l'observateur ne groupement bi nga xamante ni kujje politique bi namm nañ ko taxawal dañoo bëgg a seppi ñi nga xamante ni dañuy gàkkal deru politiciens yi nekk fii ci Sénégal ci lu leer daal dañoo bëgg a taxawal benn cadre boo xamante ni bu wóor lay doon bu leer te sell lépp nag ci weccoo xalaat ñi nga xamante ni dañuy yëkkati ay accusation di ko teg ci ndodd nit ñi ñooñee bu yeboo xam ne duñu bokk ci ñoom loolu moo tax yéenekaay bi di l'observateur ne Ousmane Sonko la ñuy waxal lii ya tax ba l'observateur ci enquête bi nga xamante ni def na ko ci alliance bu bees bi kujje politique bi jógtee ne boo ko seetloo plan pro Idrissa Seck la di tamit plan anti Sonko lu sorewul dara alliance politique boobule kujje politique bi jógtee laas daal di addu ci soxna yi nga xamante ni duñu leen di faral di dugal ci instance décision yi ci parti politique yi yéenekaay bi jàpp ne góor ñi ñoom ñooy jël lépp juróom-ñaar fukki at ak ñeent a ngi nii jigéen ñi fa ñu newoon ci politique bi ba tey jóguñu fa